Sénégal ban politicien ngay gëm looloo ma jaaxal critique yéene kaay ne Macky Sall day sangoon na mburoog soow ma de Macky Sall nee na Idrissa Seck mi ne ponse bi day neex na ponse ba neex na le Témoin yéene kaay ne même bu dee sax am na ci ay jafe-jafe yoo xam ne kon ni mi ko woon nañ ko ci ay militants yoo xam ne ci Ndakaaru Njaay jël Jóob gi la lañ leen remarqué di leen yóbbu benn rëkk ñaari gaar waaw jàppalee ne train ba de autorail mburoog soow daal dina yegg na kon ca gaar ba ak ndam lu rëy Walfadjri ne dama ne la am na ci ay militants Pastef ak yu parti démocratique sénégalais waaw yoo xam ne ay ne bokk ci nguur gi la ñoo leen doon dóor mar di taal dama ne la ba gaañ leen laa la wax way Samba waaw yéene kaa gi ne waaye Idrissa Seck mi ne waaw nëbb na waa APR de orange ba démb saf na fa de l'info yéene kaa ne waaye moom Idrissa Seck moomee ñëwul waa Idrissa fan la ne Macky Sall day da ko doon xaramal laaste moom Macky Sall moomee ca Thiès waaw nee na gis nga mburoog soow mi le neex na te Gloria dana dikk na ko fa lu cax way Samba waaye Idi ñëwul woon waaw box boobu di ne orange baak marron bees ba waaw ma nga mel ni tulleeg ma la démb laa la wax Macky Sall nag daal dinay xalamal mburoog soow mi lée te ne Gloria dana ñëw na kon daal di renforcer waa kan mooy Gloria président ba day daal dinay neexal nag yàq na étudiant yo terangal na leen ya nekk ca ISEP bu Thiès ak ca Diamniadio yéene kaa gi ne mais ay jàmmarloo amoon na day diggante opposition bi lée ak nervi waaw am na ci ñaar ñoo xam ne kon am nañu ay gaañu-gaañu dee ak ñoo xam ne kon teg nañ leen loxo ay laay la la yéene kaa gi ne immigration ISEP roogee ci teewaayu Cheikh Oumar Anne la day ministre enseignement supérieur waaw sursaane diggante étudiant yooye ak Macky waaw comme mburoog soow de dama ne lu ci tolloo juróomi milliards daal dinañ koy génne def ko nag ngir wàllum construction matériel ci wàllum apprentissage ga la ISEP bu Diamniadio bi de Cheikh Oumar Anne fa jaar ministre enseignement supérieur sursaane waaye gis nga mobilisation ba day Abdoulaye Dieye waaw daal dinay wane boppam de waaja dee la mu mobiliser waaw waa Thiès nee nañu lii beetuñu ci Abdoulaye Dieye mais day dimbali nit ñi di def social ku mu woo nga ñëw critique yéene kaay ne Habib Niang tamit mobilisé na de grand place waaye ma lay Diop waaw mu doog soow ba dee boo leen dajalee ma lay Diop da leen a daan dama ne le président Macky Sall kon daa kontaan ba daal di koy woo mu yéeg ca otom libération yéene kaay ne Macky Sall daal di ne xam le ne Gloria dana ñëw toftalu ca mburoog soow ba tribune yéene kaay ne waaye Macky Sall day dem na Thiès de ba ñibbi waaw waaye nag na ko leer ne waa këram yi nga xam ne ñoom la fa bàyyi noo ne xiiroo ngaayoo xotee ko jubóowuñu la fa bàyyi te amuloon temps sax moom Macky Sall daal di leen dajale ñu toog daal di kon waxtaan ña nga xotee ku ba maar day taali laa la wax gars yi ànduñu te li koy mandargal mooy démb la guerre des pancartes diggante waa réew mi yi lée ak waa APR ba ci mouvement yi nga xam ne dañoo bokk ca moom ku ca nekk yaa ngi naan sa waay la waaye xanaa da ngaa fàtte ñi ànd ak Talla Sylla dama ne la Macky Sall ñaa ànd ak moom ca Thiès yëpp booloowuñ nekkuñu benn de déedéet mouvement yeeg waa APR waa réew mi waa kër Talla Sylla ñeng patiti patata réew mi quotidien waaye parti politique yi ni muy doxee léegi ci Sénégal day doy na waar leader yi daal ay xalif politique lañ xalif politique xam nga ci wàllu diine ji xalif généraux yi waaw am na organisation bu fi kii jógee te remplacé ko da koy remplacé danañu ko xam waxeet rek yéen kaa gi ne mais xoolal ma Idrissa Seck tey rek waaye lii Idrissa Seck def day bettul kenn te gis nga Macky Sall mi lée waaw la ko Abdoulaye Wade defoon day mais lay dunduloo nit ñi tey gars yi gëmatuñu dara ba dara booloo jeex laa la wax mi lañ ba ci rek ñu daal di takk seeni bagage daal di dem ndax dara tiyeetu leen fenn dara tiyeetu leen laa la wax la mu jur nag léegi ay militant amatu fii ay associé politique ñoo fi am conviction amatul ci atu politique bi lée ay intérêt rek sur quotidien coo léegi werante gee xel mu tey mi bari na day ak ñax gis ci loi bu bees bi lée wàllum terrorisme Antoine Diome day calmer le jeu nag waaw il calme le jeu nee na fitna yi nga xam ne mën nañ koo gis ci ndaje yi lée mais mënuñ koo jàppee ni ay acte terroriste déedéet waaye LD bu day ci la quotidien yéene kaay waaw nee na gis nga loi bu bees bi lée ci wàllum terrorisme waaw li tax Macky Sall indi ko du dara lu dul troisième mandat rek dañ ko fiy tere de box boobu ne Abdou Karim Gueye day xurum xaax ak ñi ma àndal waaw dañuy porter plainte kon commissaire ma Serigne Faye mi ñuy toppee ne da leen a torturé door leen ma Serigne Faye moomee la ñu bëgg nag moo ñu jëlee ko sax ca place am daal di koy simmi waa nitu dëgg yamuñ ca parce que nee nañu gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite tey ñooy les plus grands violeurs des droits humains Guy Marius Sagna waaw nee na li ma bëggoon a fàttali daal président mooy na xam ne xeex bi day continuer xurum xaax nee na commissaire ma Serigne Faye nervi la doon nervi ba pare d'accord di def nag liggéey bu salte bi lée le sale boulot Seydi Gassama Amnesty ci yéene kaa gi waaw nee na xam nga noonu kilifa
dëgg suñu dirigeants yi seen noonu tey ji lee mooy activiste yi parce que ñoom diggante politicien mën nañoo def ko mbin saa su ne seen problème kay xurum xaax la Guy Marius Sagna Damboo Clédor Sène moo tax ñuy jéem a yàq seen der noonu naan dañoo tayal ay tapalekat lañ nangu ñoo dem liggéey patiti patata Le Quotidien ne kaa ne en tout cas njiital Y'en a marre woon day Fadel Barro daal dinay samp mouvement am jàmmi Kaolack ndax dam nañ taay nañu ci politiciens yi la ngir élection locale yi ñëw très bien Fadel Barro na ñeen commencé nañoo taxawal ay cellules yàgg na yéene kaa gi ne coowal ma jambal jaañ atelico ate deux bangok garde des sceaux ministre de la justice day waaw daal dinay joxe ndigal ngir ñu topp nag magistrat bi la di Souleymane Teliko way Samba waaw Souleymane Teliko ci source nee na man day maa ngi toog di xaar ñu bind ma Dakar Times ne xeex wàllum inondation yi diggante Pikine ak Guédiawaye waaw xaalis ba ruq-ruqaan yaak réalisation yi ana bagaas yi yéene kaay mu baan mi ne xeexum pétrole ak gaz punkal yi nekk ci adduna bi day commencé nañu guerre bi di mar di Italie waaw parce que waa France ak waa Amérique day dañoo ñaaw njort ci Macky Sall mi la ne daa commencé di liggéey ak waa Moscou di waa Russie gale Vladimir Poutine waaw loolee nag Luc Michel ci boppam moo ko wax dem naa ca laamu jë suñu laamu ne Siteu ak Papa Sow day premier août bi le super ndajale de bon waaw Alaaji Ngagne Ndiaye nee na diggante Gris 2 ak Abdou Diouf day ëllëgu François bi fi mu nekk nii moo taxaw de ëllëgu Gris 2 la de Arona Sall entraîneur écurie Walo nee na diggante Abdou Diouf ak Gris 2 dana mit te dana saf saf cay Ron Sall xaw ma diggante Abdou Diouf ak Gris 2 dana saf de waaye ak lu mu saf du saf ba gën a saf suñu pétrole bii ñu commencé ngawti moo tax suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal waa COPAS di cadre des organisations professionnelles artisanes bu Sénégal ñoo leen di woo ci sit-in bi ñuy amal le jeudi 1er juillet 2021 à la place de la nation à partir de 15h ba 19h la ñuy naqal nag bokk na ci ñàkk respecté gën leen ñàkk cëral ci jàppale Covid-19 bi 150 000 francs ñu diggoon leen ko yokk ci njëgu bant gi ñuy sàkku it ñoom artisan yi ab site de recasement espace boo xam ne artisan yee ko moom yëkkati gën leen di faral di def ñu daal di koy dakkal ñu bëgg seen tailleur local yi di defar tenue scolaire yi bëgg na nit ñoom artisan yi comptoir d'or ngir bijoutier yi accès matières premières yi modification code des marchés tannerie yi pour cordonnier yi waaye tam yeneeni problème yoo xam ne mu ngi leen di laal artisan yi di leen jox rendez-vous le 1er juillet 2021 15h 19h ca place de la nation ci seen sit-in bi ngeen mën ci woo Babacar Gueye coordonnateur bi ci 77 647 99 03 wala 77 645 46 78 waa COPAS artisan yu réewum Sénégal ñoo leen di woo sit-in le 1er juillet 2021 ca place de la nation de 15h à 19h. na nga def ana foo tollu voilà merci beaucoup Yacine jaar nañ sànq rek route des Parcelles jaare ko kaas bi yéen ñu bàyyi ko di côté de Guédiawaye da ngeen di croisé ñeneen ñu bàyyi ko deux voies Cambérène bi foofu la ngeen presque ko rek wutali route nationale dafa nekk ci kaas boobu la wala boog ngeen jël la route des Parcelles Assainies 22 da ngay taxirlu commissariat bi aussi à hauteur de Padoa bi 2 faudra patienter yéen ñu ko weesu mën ngeen jël VDN bi jaare ko tali bu bees wër ndaw ba tali Côte Senghor foofu la aussi jëm du côté de la Foire jëm sax Sénégal Japon ay ralentissement ñoo la fay xaare su ko defee suñu ko dépassé mën ngeen progresser cette file de voiture dafay progresser l'autre échangeur situé du côté de cimetière Saint-Lazare yéen ñi bàyyi ko foofu la ci échangeur boobu la bu Foire mën ngeen progresser wutali Yoff bi dégagé yéen ñi bàyyi ko foofu la aussi mën ngeen progresser wutali Padoa parce que bu nekk su moo leen di yéexal tuuti sur l'échangeur de l'émergence pour ñu bàyyi ko du côté de Grand Médine aussi fekkee avenue Tandium ngeen jël foofu la xaal leen fa quelques ralentissements jëm rond-point bu Liberté 6 Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Aba Diatta joxante dig daje si kanam moom Mbaye Ndiaye wéyandi la xibaar yi. jaajëf Yacine le député du peuple lañ ci àndal ci commentaire yi El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo Mame Mbaye di nuyu Birahim Yacine ak ñu ñuy seetaan. borom céréales yi waaye it Birahim Diadji Touré borom café gu amul suukar bi. ànd ak benn barre de chocolat. ak Yacine Seck moom it café gu amul suukar lay naan ñu koy door ci ñooñi René Capin Bassène ak nag ñi nga xam ne ñoom la ñu tegandoon loxo ci faatu bakken gaamoon sa àllub Bofa Bayot ñaar fukk ak juróom si la ñu toll nee nañu seen muñukaay yegg na si daj dëpp gi ñetti at lañu leen téyendi ci kaso bi ba fii kenn lettu leen kenn firiw leen loolee dafa doy nag moo sabab ngir nag ñu jàkkaarloo àttekat ba layoo seen bëgg-bëgg sax moo di loolee rek sabab nag tey yi ñu soobu ci ab xiifal gu amul àpp leeral yaa Abdourahmane Diallo sa Ziguinchor.
ñu ngi leen di arrêté ci cadre enquête judiciaire bu ñeel carnage bu amewoon ca Boffa Bayotte juróom-benn fan ci weeru janvier ci atum 2018 journaliste bi di René Capain Bassène chargé de mission bu mouvement des forces démocratiques bu Casamance Omar Ampuy Bodian ak seeni ñooñ dinañu door niki àllarba bile ab xiifal ca maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor li waral grève bile mooy détenu dañuy dénoncer li nga xamante ne moo di seen nekkin bu tegginewul ci biir kaso ba waaye di laaj ñu ubbil leen ab procès ci weeru avril bi ñu jënn 24 détenus ya jotoon nañu amal sax ab grève de la faim lu toll ci ñaari fan laata nag ay autorité di leen di dissuader waaye bi yoon bu ñu moyul dina metti lool ci détenus yi le ndax ñoom jàpp nañu ni duñu bàyyati kenn nasaxal li nga xamante ni moo di seeni xeex grève bi dina doon lu amul app bu ñu sukkandikoo ci benn source bi nga xamante ne jege na lool ci dossier bi combat bi li du yem ci biir maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor li koy firndeel mooy famille détenu ya ñoom dinañu engagé li nga xamante ne moo di xeex bi alarba bile dinañu janoo ak taskatu xibaar yi ca Toubacouta ñu fàttali ni ci dossier bi avocat yu détenu yi li dañuy faral di gis seeni demande de liberté provisoire pour seeni client justice bi daal di ko rejet bu mujj bi ci di magistrat instructeur moo leen ko notifié ci ndorteelu weer juin bi ñu nekk ndax moom dafa jàpp ni affaire bi li dafa garaaw lool pour mu bàyyi 24 détenu yi nga xamante ne ñu ngi ci biir kaso ba. mu ngoog Birahim Diadji Touré ñoom nag soobu nañu si ab xiifal seen bëgg-bëgg moo ñu àtte leen ndax def nañu ñetti at ci kaso bi. mais xam nga dafa am app boo xamee ni j'ai lu un communiqué bu forum du justiciable mais même sur le plan international dafa am yenn convention yoo xam ne Sénégal daanaka yëpp yu bari da ko ratifié mais gis nga ku ñu dugal ci kaso tu es jusqu'à preuve du contraire présumé innocent quel que soit le délit qui a été fait jàpp ñu la loxo ci poste ni ñu koy waxee flagrant délit ndax flagrant délit moom dañ koy àtte daanaka ci saa si wala quelques jours après même si c'est en matière criminelle je pense que yoon la doomu aadama ñu jox ko àqam am nañu faatu am nañu àq bu ñu leen amel ak seeni njaboot am na ñoo xam ne dañ leen tuumaal ne ñoom ñoo faat mais ngelawaay nañu fexe ba àtte leen prouver ni ñoom ñoo def wala defuñu waaye nga téye nit ñetti at ci kaso xamul fu mu jëm xamul ndax maanaam ñi nga xam ne ñu ñooy askan wi bëgg nañu xam lu leer ci mbir mi xewoon ci Boffa Bayotte mais lan moo ko mën a leeral les juridictions justice moo ko mën a leeral il faut nécessairement que ñu seet nu ñuy wàññee peine yooyu nga xam ne moom mooy même pas peine mais en tout cas téye bi ñuy téye ay nit ci kaso en attendant ñu leen di àtte gis nañ fi nit ñu téye ko ci kaso 5 ans ñu àtte ko ne ni ndekete defoo dara est-ce que kooku tooñoo ko benn moment après même réparation bi nga xam ne normalement tu es en droit d'exiger cette réparation duñ la ko jox mais nañu fësal li xewoon ci Boffa Bayotte parce que metti na Sénégalais yépp ak ñi nekk même bitim réew mais ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoom ñoo ko def mais nañ leen àtte même bu dee enquête bi dañu ne ni bouclé guñu ko parce que ay procédure la et cetera mais quand même 3 ans nga téye ko ci nit te xamul ndax da nga koy tuumaal tëj ko jox ko peine d'emprisonnement wala da nga koy bàyyi après je pense que il faut nécessairement que au niveau de la justice sénégalaise ñu sàmmonte ak charte ni ñun ñoo ko signé muy ay convention sur le plan international El Hadj naam nag faatu bakken lañ leen di tuumaal waaye nag nee nañu seen ak seen yelleef la ñu bëgg maanaam ñu àtte leen ndax 3 ans yàgg na te kenn faalew leen xëy na dañu nekk ci enquête ci li moom foog mais enquête ñetti at itam war nañu am ay firnde ci yoo xamante ni bii war na mën a tax ñu entamé àtte bi man toujours damay wax ni bu ñu fàtte ñi nga xam dañoo faatu quand même fukki nit ak ñeent yoo xam ne dañ leen a rey lâchement ci àll bi ñu doon ay innocent tooñu ñu kenn loolu kenn du ko simplifier wax dëgg yàlla kenn du ko cautionner itam mais ci enquête la ñu nekk teg nañu leen loxo donc war nañu am firnde ci ni ñoom la ñu àtte leen wala ñu xam ni du ñoom ñu bàyyi leen bu boobaa nag ñu lijjanti ñoom ak at yi ñu leen téye mais wax dëgg yàlla foog naa ni enquête booba ba léegi war nañu am luy indi ay firnde ci ni ñoom la ngir ñu mën leen àtte bu ñu leen àtte woon bu doon 20 ans bu doon 30 ans bu doon 10 ans dinañu xam ni lii la ñuy tëdd parce que mooy décision bi yoon jël mais nag téye la noonu rek ci mën a continuer enquête bi itam dafay xaw a yàgg tuuti.
acca ñu waxtaanee kon nag ci wàllum yoon ndax nag mbir yi Madiambal Diagne ak Téliko njiital des magistrats du Sénégal moom ci boppam gannaaw ba yoon dogalee la mu dogal teg daan kii di Madiambal Diagne dafa bindoon ab këyit du jébbal ko procureur sàkku ne moom it dafa fas yéene yóbbu si yoon waat kii di Souleymane Téliko loolee nag jëruñu dénk wàllum yoon di maître Malick Sall nangul na ko kon nag dinañ mën a nag saytuwaat plaintam boobee la mu say tuumaal ki nga xam ne nag moo di Souleymane Téliko moo di daf ko diffamé maanaam teg xibaar yi wérul ci kawam loolee ci boppam nangul nañu ko ñu ànd seex Ndeye Khady Thiam Tall. Madiambal Diagne am na autorisation ngir daal di topp ci yoon kii di juge Souleymane Téliko ci ay kàddu yu mu yëkkati ci kaw deram loolu nag ginnaaw bi nga xamee ni moom itam daal dinañu ko tegoon ni daan ci délit bi ñu mel kon ñu jàpp ni moom Madiambal Diagne mën naa tàmbali li nga xamante ni moo di liggéey ba bu ñu sukkandikoo ci article 25 bu loi organique 2017-10 bu 17 janvier 2017 nga xamante ni moo ñeel statut magistrat yi boobee loi di wax ni nag ñoom magistrat yooyu kenn mënu leen topp bu fekkee ni tant que jëwriñ gi ñu dénk wàllu yoon daal diw ci joxe autorisation ñuy fàttali rek ni président bu groupe Avenir Communication ma ngay toppee juge Téliko lu jëm ci wàllu nag yàq der ginnaaw bi nga xamee ni ñetti fan ci weeru juin bi ñu génn moom juge Téliko waxoon na ni Madiambal Diagne dafa daal di am mbiru viol boo xamante ni ñu ngi ko koy toppee loolu nekkoon ci procès boo xamante ni moom juge bi mi ngi ci doon topp journaliste bi ñuy fàttali rek ni journaliste bi itam daal dina woon xamle ni président bu UMS dafa daal di woon nag jot ay frais wu mission ci lu jëm ci mbiri Hissène Habré loolu sax nag taxoon ba juge bi daal di ko woon nag daan ñetti weeru kaso yoo xamante ni itam dina fay ab alamaan lu toll ci 5 millions yoo xamante ni waroon na koo jébbal juge bi mu ñeeli dommage ak intérêt. Birahim Touré coowal Madiambal Diagne Souleymane Téliko dafa mel ni jeexagul de. jeexagul parce que li indi ñu mën a woo Souleymane Téliko en tout cas ñu mën a permettre Madiambal Diagne mu mën ko yóbbu ci yoon porter ko plainte wax nañ ko léegi ci li nga xam ne moom mooy lecture communiqué bi nga xam ne moo jógee ci ministre de la justice mooy ni dañu ko accusé moom Madiambal ne ba muy nekk greffier mu am loo xamee ni dañ ne juge Téliko moom moo ko wax ci moom dafa amoon acte 1 ci acte 1 bi Madiambal Diagne ak ay conseil am dañoo jàpp ni dafa amoon benn xeetu dajaloo ci corporation magistrat pour faagaagal ko mu nekkoon benn acte boo xamee ni ñenn ñi dañoo rafetlu lu ñu ko woon ne ni amul indépendance boobu ñuy jàpp ci wàllu justice dafa jël mbir yi féetale ko ci benn côté mais le ministre de la justice garde des Sceaux bu demee ba mën a permettre un élément de la justice un auxiliaire bu mel ni un magistrat Souleymane Téliko un citoyen sénégalais mën ko topp mën nañ ci jàngat ñaar mooy ni benn li ñuy wax indépendance de la justice bëgg nañu wane ni am na parce que permettre nañu benn sénégalais mën a topp benn magistrat quel que soit lu nga xam ne moom lañ koy tuumaal mais beneen côté bi day wane tamit un malaise bi nga xam ne dafa am ci biir justice mooy lan Souleymane Téliko en tant que président de l'Union des magistrats du Sénégal benn période on a senti que dafa doon déranger lii nga xam ne moom mooy l'exécutif ju fësal ko ne nii pratiquement lu exécutif tëral ba ci kan ma war a jiite conseil supérieur de la magistrature ak yeneen mu xaw a mel ni ku contre ñi nga xam ne ñoom ñooy exécutif bay wax sax ni ci wàllu indépendance de la justice exécutif mayu ñu leen sañ-sañu am boobu la indépendance de la justice donc paradoxe yooyu nga xamee ni fës na ci lenn moom moo fi am actuellement mooy nañu fexe ba bu ñuy def atisme boobu nga xam ne magistrat yëpp dañoo manqueloo ba Madiambal même pour amoon avocat il a fallu que bâtonnier désigner ko ay avocat parce que kenn nangu jàppale ko wala jàppal ko tànk ci procès bi nga xam ne moom mooy bu njëkk bi amoon muy acte 1 bi mais loolu ça dénature un peu li di fonction justice nañu xool fan lay mujjee mais ce qui est sûr mooy ni malaise am na mais beneen côté bi on essaie de voir wala essaie en tout cas de prouver que indépendance justice am na que exécutif amul lenn lu mu laale ak ñi nga xam ne ñoom ñooy magistrat bi waaye nag am na côté bi nga xam ne moo ci gën a fës mooy y a quand même un malaise boo xam ne am na diggante rawatina quelqu'un comme Souleymane Téliko qui reste quand même koo xam ne day xaw a déranger ñenn ñi par ses prises de position. alors député du peuple ndax sentir nga malaise boobee am ci tuwaatekaay bi ndax nag gis nañ procès bu njëkk bi ni ko Birahim waxee am moom Madiambal Diagne ngir mu gis ku ko layal sax dafa metti woon ci côté am. toujours damay am tiitaange ci justice am privilège ñeel ñenn ñi. parce que néew na lu muy am nit am xëy na Madiambal li mu nekkoon ci milieu boobu moo tax mu comprendre ko peut-être mais itam est-ce que ñëpp ñoo am pouvoir boobu am sañ-sañu bind ministère de la justice
mu nangul la pour nga mën a topp benn magistrat boo xam ne moo jiite union des magistrats du Sénégal président UMS gëw mu ni Sénégal yëpp ñoo am privilège boobu donc toujours dafay c'est un droit mais est-ce que les gens ñu ngi jël droit boobu c'est la question droit boobu dañ ko cherché wul dañ ko xamul wala dañoo amul privilège bi c'est ça parce que am accès dem prévôtal am accès ci topp ci yoon benn booy takk der bu la agressé moo gën a yomb mais même ñi ci am sax sañ-sañ wala ñi ci am ñi koy def muy am suivi favorable bariwul donc toujours yooyu fii mu ngi continuer am nag agression Karim Xrum Xax baa ngi nii agression Alassane Balde baa ngi nii xam nañu way takk der yi leen agressé dóor leen mën nañu topp leen ci wàllu yoon est-ce que dina am bu favorable espérons parce que xel yi ñu ngi commencé di am yaakaar ndax am na ay policiers yi dàqoon benn booy Fatick ba mu faatu atte nañu leen teg leen ay daan am na itam beneen policier Ben Taleb Sow ci comment il s'appelle ci université Bougaleb c'est ça yooyu yëpp day joxe xel bu dal donc dafay gën a tax Sénégalais yi kenn ku nekk am privilège ci wàllu justice ku ëllëg nit ak nu mu mën di toll même bu dee député même ku mu mën di doon parce que am na boo demee ci gox-goxaat yi ñi ñuy wax souvent député maire mooy ñu dëkk ci gox-goxaat yu xaw a xëcc yi mais dañuy defee ne ay roi lañ dañuy semer le bordel dañuy def lu leen neex faaw nga am fit def leen face ñu dégg la fa bàyyi la fa sinon nga nekk benn citoyen lambda dañuy défule seen kaw alors que sénégalais bi am na sañ-sañu topp nit ki ci wàllu yoon parce que nul n'est au-dessus des lois ou de la loi même magistrat bi joxe c'est ça dogalam am nga sañ-sañu normalement topp ko ci donc décision bi nii lu ñuy rafetlu la parce que dina tax Sénégal yi yeewu ci lu bëri ci sañ-sañ boo xam ne am nañu ko ci ëllëg bu ñu waxee topp nit ci wàllu yoon bu leen kooku tooñee moom Madiambal Diagne sax dafa rafetlu boobu lépp dogal jëwriñ bi dénk wàllu yoon jël ko ñu teewlu ay kàddoom waaw damay fàttali rek ni que 7 juin bi passé la bindoon lettre ministre de la justice wax ko ni ko kat yoon daf ni booy topp magistrat ci yoon da ngay am autorisation ministre de la justice loolu la charte bi nga xam ne mooy tëral ni magistrat di liggéey ci Sénégal tëral bi nga xam ne loolu am na ministre de la justice xool na ko ak ay service am tey laa gis lettre bi nga xam ne tontu na ma wax procureur général bu Cour suprême ni ko jàmbat yooyu ma jàmbaal yëkkati nañ ko topp ba nga xam ñu desandi ci wàllum yoon ak coowal waxambaane bii di Souleymane Sidi Seck moom nag mandat de dépôt la ñu ko def niki ci altine ji may nañu ko rek benn retour de parquet loolee démb la mu mel ni kookee doom la ci mooy doomu taskatu xibaar bi di Cheikh Yérim Seck wàllum viol la ñu koy toppee ci ab xale bu jigéen bu nekk ca seen lycée la ñu koy toppee bokk na ci wàllum détournement de mineur ak collecte illicite de données ñu ànd ci leeral yi Xalioune Badara Sonko. mbir yaa ngi gën di compliqué pour Souleymane Sidi Seck moom nag tey ci talaata ji la ko procureur bu tribunal bu grande instance bu Mbour daal di koy placé sous mandat de dépôt doomu journaliste bii di Cheikh Yérim Seck nag moom li ñu koy toppee mooy viol détournement de mineur ak collecte illicite de données moom nag démb ci altine ji lañ ko arrêté mais nag dafa amoon li nga xamante ne mooy retour de parquet Souleymane Sidi Seck lu ñu koy toppee mooy dafa sàkku ab ndaw bi nga xamante ne moo ngi am lu toll ci fukki at ak juróom ñi koy woowee Louise automatiquement ci la ay organisation féminine daal di yëkkati seen kàddu fëgg ci taabal ji ne faw justice def liggéeyam kii di Souleymane Sidi Seck moom nag boo mooyul bu fekkente ne luñ koy tuumaal lu am la dana compliqué torop ci moom ndax jamono ji viol dañ ko daal di criminaliser fii ci sunu réew di Sénégal. mu ngoog Birahim coowal viol la xale bi nee na ñu dafa sàkku benn xale bu jigéen bu nekk ci lycée ba moom nag placé nañu ko su mandat de dépôt di xaarandi. waaw di xaarandi parce que yoon dafay def enquête am xool ndegam tuuma yi nga xamee ne teg nañ ko ci ndoddam am na wala amul ndax dina déglu partie yëpp déglu na ndax boo xoolee procureur bu defee yenn ba woo police judiciaire pour ñu def ay enquête ak yooyu ba ñu teg ko sous mandat de dépôt parce que peut-être am na ay faits yoo xam ne dafa jàpp ni war nañ ko ci mën a àtte ba pare gën a xóotal li nga xam ne moom mooy enquête bi mais man chaque fois dañ may wax lii di principe boo xamee ni c'est un principe sacro-saint mooy présomption d'innocence quel que soit alpha. C'est même assez dommage am na yenn dëkk yoo xamee ni ki ñu wane di doomu Cheikh Yérim Seck kanamam dañ koy flouter en attendant di xam ndegam li ñu koy tuumaal moo ko def ou pas parce que quand même imaginons c'est vraiment dans
le conditionnel laa koy wax imaginons ñu ne ni ñu dem def enquête gis ni deful. yàquñu avenir am. imaginons ñu ne effectivement moo def est-ce que yàquñu avenir u keneen ki di xale bu jigéen bi donc y a aujourd'hui il faut faire très attention ci genre dossier yu mel nii parce que xamaguñu fan la dëgg bi féete te tant que xamaguñu fan la dëgg bi féete j'ai vu ay féministes ñuy activé wu ne ni non il faut que justice pour la jeune fille on est tous d'accord il faut la justice parce qu'on a criminalisé le viol au Sénégal mais attention nañu dem ndànk-ndànk ci mbir mi ba xaar yoon lu mu ciy wax bu dee moo def il faut que yoon tegu ci kawam de manière très sévère li ñu ci war a def ñu def ko bu dee deful également ñu mën a xam mbir yi fan la mujjee fan la jógee mais ce qui est sûr mooy il faut quand même dans ce genre de dossier attendre que la justice d'abord fasse son travail après nga ciy doogu mën a def quoi que ce soit. alors El Hadj même bu dul dossier bi sax ak ni ñu criminaliser wàllum viol ndax góor ñëpp mënees nañu wax ne kon yetuwaa ngi seen ak ndodd ndax à tout moment mën ngaa sekk benn xale bu jigéen mu nangu ko ba noppi mais mu tourné waat ne da nga koo sàkku. bien sûr jëkka ma sow Cheikh Yum Seck comme père de famille parce que ku nekk xam nga douleur bi tegu ci sa kaw bu fekkee nattu dal na ci sa njaboot mais faaw maam gis nga li ñuy bañ pour Macky Sall di ko bañ pour parti pouvoir dañ ko bañ pour suñu bopp comme li yonent bi wax bu boo ko solee jékkul ci yow bul ko solal kaneen même bu dee doomu Mame Mbaye Ndiaye wala doomu Mansour Diop leen dong moo lay noppal muy ku jalgati da ngay bàyyi yoon def liggéeyam tout court gis nga ku nekk am nga sa destin mais bul cautionner mukk nit ci ndëngte bu fekkente ni bi xam nga ni moom moo ko def mooy arme bi gën a dëgër pour noppal way jur moo xam mu nekk cible moo xam bañ a nekk cible moo xam moom ay soppi wala ay noonu yépp ñoo ci yam mais toujours am na image booy am bul protéger sa doom nii sa jarbaat bu fekk ci wàllu ndëngte la bu fekkee enquête nag dem na ba ñu xamante ni bii kabal la bu boobaa da ngay siggi glorifié wu parce que soo ba léegi bu ñu fàtte ni ñu ngi demandé ñu sanctionner nervi yi wuyu yooyu di agressé ay nit ci diwaanu Thiès. identifiable jàpp ay xale di leen doo tudd turu PDS doo tudd turu Pastef amoo sañ-sañu dox dem fenn dañ lay ñuqati ba boo duggee ci place. loolu mënut a continuer. yéeme na de. gis nga bu ñu ko bàyyi mu continuer leneen na ngay ñëw parce que daañu dem dëkk boo xamante ni bii. loolu dafa sedd dans ce cas nag bu ñuy demander ba suñu dernière énergie ci ñu topp ñooñu ci yoon parce que ay wuyu lañu noonu la ñuy demander itam bu dalee même ci suñu kaw jëf-jëf yoo xam ne suñu njaboot ñoo ko def duñu leen protéger parce que doomu Mansour Diop la duñu protéger parce que doomu Mame Mbaye Ndiaye la dañu koy bàyyi ak yoon libre que yoon def liggéeyam loolu moo ëpp lépp doom neex na mais dëgg moo ëpp doole doom quelque soit comme ñu ngi ci enquête bi. ñu ngi am yaakaar xëy na du doon moom. yàlla bon. loolu mooy suñu mbëbët. du doon moom. bu dee moom. ayca ñu wutali sa benn dëkk ñaari gaar Thiès njiitu réew président Macky Sall ni ki démb mi ngi fa woon doon inauguré ab ISEP institut d'enseignement supérieur waaye naka tabax ba yemb na amagul logement pour étudiants yi amagul restaurant naka noonu it njiitu réew président Macky Sall ba mu fa dikkee mu di gulet gannaaw ba seen diggante rataxee moom ak Idrissa Seck muy bu njëkk bi nemmeeku nañu fa nag waaye politique yi ku nekk doon sa wane sa bopp nettali gi yaax nang ko ginnaaw jam ñaajo njiitu réew mi inauguré na institut supérieur d'enseignement professionnel bu Thiès yile ñaari bërëb war a indi tontu ci tàggatum ndaw ñi ba ñu mën a am xëy mbaa ñu dem ak seen bopp. si nous voulons aller de l'avant. bu ñu bëggee suqali dëgg-dëgg suñu koom-koom jëfandikoo bu baax suñuy meññeef ci wàllum mbay mi ci wàllum napp gi ak ci wàllum artisanat bu ñu bëggee exploitation wu suñu pétrole beeg gaz bi jëriñ ñu bu baax a baax faaw ñu tàggat ay ndaw yu am xam-xam ci domaine yu bëri waaye itam ci lim bu takku ñoo xam ne bi dañuy pare ngir mën a sóobu ci liggéey yi baa ñu def entrepreneuriat mën a demal seen bopp. de qualité. ginnaaw ay jafe-jafe ci wàllum logement ak lekk gi te ay étudiants biral ko njiiti réew mi ne fii ak saa yooyu lay jafe-jafe dina dakk. je décide que nous octroyerons une bourse à chaque. jël naa ndogal jox mbooleem kuy jàngee ci ISEP yi bourse ngir ñu mën koo dimbali ko ci logement yi waaye itam restauration bi. restauration dans ces ISEP. benn wil benn ISEP mooy beneen liggéey bi njiitu réew mi def ginnaaw tertu bu am solo bi ñu ko defal ci diwaan bu Thiès.
le député du peuple noo jàngatee teertu njiitu leen président Macky Sall moom nee na léegi mburox soow bi dañ ci yokk gloria. toujours moom laa sama yoon nekku ci dañu poñsee nañu lekk parce que xeetu mburox soow. xeetu pàccoo la. waaw maa ngi yow ay mburox soow lañu parce que am na lu ñuy pàccoo. romb na ci yoon bi ay dëkk yoo xam ñu ngi bay ay tonne soble mënuñu koo jaay. romb na ci yoon bi dëkk boo xam ni jakarta maan yi ñoo ëpp te ñi ëpp ci ñi dawal jakarta yi ay diplômé lañu. inauguré na benn école bu mag boo xamante ni bii la ñu fa annoncé lépp terrain multifonctionnel ay restaurant ay salle de conférence bu am média ak yeneen ak yeneen. det gis nga discours mburoog soow la presse bi waroon na gën a mujjël ci ginnaaw. président dem na ci dëkk boo xam ni ay nervis yi ñoo ko fa jiitu agressé fa ay nit dóor leen gaañ leen violenté leen semer le bordel laataa mu yëg si loolu mu ëppoon solo ñu ci doon xaar discours yi njiitu réew mi président dem na ci dëkk boo xamante ni bii la ñu fay exploité ci phosphate région bu Thiès. béton bu ñuul béton bu xonq boo weddee awal Sindia ak Thiès. génneel Thiès aw yoonu Taïba dem ba Mboro gox bi gën a riche ci la bokk mais gox bu ëpp ay nit yu ndóol président dem na gox boo xam ne ñaari usines yi defar ciment mu ngi fa. région boo xam ne ñaari usines yi defar ciment fa la ñu nekk te bokk na ci gox boo xam ne ay nitam ñoo gën a ndóol président bokk dem na ci gox boo xam ni mu ëpp ci li ñuy exploité autoroute à péage yoonu Mbour ak yoonu Touba bokk na ci gox yi gën a ndóol loolu moo ñu ëppaloon solo ay Mbour ak ay poñse vraiment ay Abdou Diouf war ko dëgg-dëgg ay gaynde fi nekk jamono ndam si yàlla sa Boubacar Sall ci la Abdou Diouf nangoo ni menacé goney Thiès am résistance bu ñu demee tey ci wàllu politique et fu ma d'accord ci suba ak commentaire yi vraiment ñuy xayma ay xawma nan jeey Cheikh nan jeey Malay Dieye non ak Habib Niang je suis désolé bu kenn applaudir ci journaliste yi. wala ngay cautionner. moo xam ne benn ci politiciens yooyu am nañu ko. parce que ñoom ñëpp cautionné nañu recrutement wu nervi mbaa ñu recruter ay nervi gis nga nag boo cautionné jëf-jëfi wuyu ci am réew. bu kenn ànd ci la ngay def na ñëpp ànd dénoncer poñ si mburu ak soow parce que dañ koy lekk bàyyi askan wi. dañu koy pàccoo bàyyi askan wi. nañu wax coono fa ñu demoon démb. souffrance bi askan wi dund loolu mooy li ëpp solo. justement Birahim Touré wàllu traitement de l'info aspect li nga xam ne moo jëm ci wàllu politique dafa dem ba nëbb la nga xam ne moom la fa doon defi ji maanaam inauguration bi ak jafe-jafe askan wa doon jànkoonte. la preuve mooy li mu doon inauguré mais y a pas plus important que ISEP xam lu tax un Sénégalais boo xamee ni da nga jàng nekk jeune ñu jàngale nag ngay defaree oto. Très récemment je sais plus dans quel pays 10 pauvres dañuy monter oto am ay usines yoo xam ne dañuy def montage bi oto yi nga xam ne da ngay dem jëndee ko États-Unis wala nga jëndee ko France wala nga jëndee ko Chine ñoom ñu am capacité avec des nationaux des locaux ñu mën a monter oto yooyu tey ISEP yooyu ñuy wax on en annonce je pense 7 autres ou 8 muy doon total 8 mais importance bi mu am nëbb na politique bi nëbb na ko dajaloo Idrissa Seck wala réew mi ak mobilisation et cetera nëbb na ko alors que ce sont des jeunes diplômés intellectuels xaral la ci li ñuy def ñoo xamee ni dañuy ñëw mën la ne panne bi mën naa ko diagnostiquer sa oto ba réparer la sa panne mën naa defaral la sa oto ay mécaniciens ngi fii ci ay stade Léopold Senghor wala ay Thiaroye wala yeneen ak yeneen mais ñooñu am xarala boo xamee ni ñu dugal leen ci yenn yu mel ni ISEP ñu gën a former seen bopp diplômé ba nga xamee ni tey mën nañ dem ba mën a defar avion wala mën a réparer avion ci réewum Sénégal ci ay jeunes yoo xamee ni ci école yu mel noonu la ñuy génne il faut mettre pour man l'accent sur ce qui est bon ce qui est positif c'est ça et ce qui est superflu superficiel mu jëm ci wàllu politique ñu dénoncé ko peut-être ñu teg ko ne en attendant parce que réew mi xam lu mu soxla ay nit ñu xarala pas ci côté politique mais est-ce que école boobu li ñu wax dana fa am lépp école boobu amphithéâtre dana benn amphithéâtre boo xam dana mën a dalloo 800 étudiants école boobu dana am restaurant bu am capacité mën a jël 1500 personnes en cas bu amee ay clients wala ay visiteurs ak yooyu ni ñu ko waxee dana am benn salle bu ñuy jàngalee arts martiaux dana am benn hôtel
d'application dana am benn bloc administratif dana am grande salle médiatique dana am benn atelier boo xam ni day orienter nit ñi selon métier yi ñu fay jàng dana am benn laboratoire d'analyse dana am benn infirmerie dana am ferme agricole dana am centre d'application pour les métiers d'agricole mais yooyu moo ci mënoo ci am biir ci Sénégal di am ay étudiants yu chômé di xeex ak gendarme yi ci mbedd mi et tu sais que parce que xale yi xam-xam la ñu sur le plan du coût opérationnel loolu du dara la ñuy jël di ko dugal ci yeneen projet dul noppi nag projet dul noppi moo sonal Sénégal parce que loolu moo fi bàyyi terre bi nga xam ni junni milliards lañ moom ci ba léegi ay ferraille la pare yemale ko fa reculer nekkaat ci beneen projet mais li ñu wax nii bu ñu ko exécuté mais Sénégal mënu ci am ñett te génnul ci ak ndóol ak jafe-jafe ak ay chômage mais nañ ko exécuté mais inauguré lu noppiwul itam dañ ko war a bàyyi Sénégal pareegul de te inauguré nañ ko ba noppi yóbbu fay nervi li ñoo jàngal xale yi ñu soppi loon ko ay xeex parce que xale bu ñu ci dóor ren déwén kenn du la dóoraat ñoom ñëpp ñu ngi jàttu fi nekk ni di waajal campagne bi ñu dëgmal te ñu dëgmal ci élection nañu dakkal nervi yi sénégalais lambda amul sañ-sañu jàpp keneen di ko dóor parce que daa far fii lii ñoo ko tay Habib Niak keneen ku sant ji nekk Thiès ak Idrissa Seck ak Talla Sylla ku taxaw dénoncé woo lii cautionné ko ci nga bokk yaa ko encouragé Mary Teuw Niane ba ñu ko defee Saint-Louis da koo dénoncé wax ko ci kanamu njiit réew mi lii jëf ju fi wuyu la bu ñu ko bàyyi mu jàll baax na jaajëf ñu wutali sa Kaolack jàmmi Kaolack loolee la taxawal moom Fadel Barro nekkoon ci mouvement Y'en a marre nekk ci ba tey moom Fadel Barro sa diwaanu Kaolack nee na kuréel googee def ko taxawal ngir askanu Kaolack di fa daje di waxtaan si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel waaye lu suqali seen gox ñu teew lay kàddoom xaaluñu kaan jàmmi Kaolack ay doomu Kaolack yu bu jugee ci ay bërëb yu fasanti ko ñoo ko lancé mu jugee ci nekk ay association de femmes nekk ay association wu diaspora bi nekk ay association yu nekk fii ci Kaolack di fi yëngatu jagar Kaolack defar Kaolack naka lañ koy defaree mooy ne bay sayu tànk ku nekk fa nga nekk ci gox ba nga nekk dañu bëgg a dem ñu fexe ba nuñ koy jagaree ñu lancé benn campagne boo xam ne mu ngi tudd naatal ak bindu lu ko tax a jóg mooy Kaolack bu nekk fa nga nekk la nga mën nga tàmbali ko Kaolack bu nekk am na loo mën tàmbali ko am nga kaddu jotal sa kaddu wax ko am sa kaddu wax ko mooy nga bindu ci liste électorale yi li nga mën def ko mooy nga naatal. ay ca ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. ñu si àndax borom Jam City ak Dougar Pape Mantem maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay le grand maire de Tëngéej. da koy tey alhamdulilah da ko gox ba. waaw ñëpp a ngi si jàmm nag. ñu koy door ak Euro 2020 les quarts mu mel ni kon quart de finale yi wala. waaw affiche yi xam nañ ko. waaw affiche yi nag xam nañ ko ni ki démb kon la ñu nag ndax képp lu jëm ci wàllum huitième de finale yi kon ñu jàpp ne nag quart de finale yi si njëkk bokk na ci diggante Suisse mi nga xam ne moom moo génne nag équipe bu France huitième de finale yi moo ci fas yéene laale ak Espagne loolu nag ni ki ci àjjuma jëlee doon bu 16h jotee foofu ci Russie lañ koy amalee sax ci stade bu Saint-Pétersbourg stadium Belgique mi daan Portugal moom dina laale ak ñii di waa Italie mi nga xam ne ñoom ñoo génne Autriche ci huitième de finale yi boobu la jongante tamit àjjuma la doon bu 19h jotee foofu ca stade bu Allianz Arena ca Allemagne République tchèque nag moom moo génnee ñii di waa Hollande ñaax ci dara kon République tchèque moom dina laale ak Danemark mi nga xam ne dafa daan Pays de Galles ñeente ci dara République tchèque Danemark foofu ca Bakou lañ ko amalee ca Azerbaïdjan sa stade olympique ba foofu bu samedi jotee bu 16h jotee la doon Angleterre mi nga xam ne nag démb moom dafa daan ñii di waa Allemagne ñaari ball ci dara kon ñu jàpp ne moom Angleterre moom dina laale ak Ukraine mi nga xam ne moom démb dafa génnee ñii di waa Suède ci prolongation ya ñaar ci benn Angleterre kon Ukraine niki nag samedi lay doon ci stade olympico bu Rome loolu nag bu 19h jotee lay doon. ak ñu àddu jëmale ci jongante Jaraaf Jàmbaar tey jii si ngoon mu di 16e journée retard. waaw 16e journée retard Ligue 1 bu Sénégal kon tey jii nag ci ngoon Jaraaf bu Ndakaaru nekk si juróom-benneelu place bi ak fanweeri poñ ak benn kon moo fas. bu 17h jotee ñii di waa Jàmbaar nekk si ñetteelu place bi ak 39 points loolu nag ci stade bu Amadou Barry lay doon mu nar a nekk nag jogante bu am solo ci ñaari équipe yi ndaxte Jàmbaar waxtu wi nag moom foogee dafa daan ñii di waa Jaraaf day nag nekk si ñaareelu place bi Jaraaf tamit moom gannaaw bu mu amee nag ndam ci kaw Génération Foot dafa nag bëgg a wëyal boobule victoire am kon ñu jàpp ne ni ki ëllëg nag AS Pikine nekk si ñaareelu place bi ak 40 points
moom day dem foofu ca Thiès fas yéene fa laale ak CNEPS excellence bu Thiès bu 17h jotee ci stade Maniang Soumaré lay doon AS Pikine moom tamit bëgg am ndam ngir nag descendi ci ñaareelu place bi ndax soo xoolee ñeenti journée rek moo des ngir nag championnat bi jeex ba tey fii nag ñu jàpp ne CNEPS excellence bu Thiès moom day xeex ngir nag des ci Ligue 1 bi. Jean-Pierre Boris moom kayakiste la médaille de la bëgg andil Sénégal. waaw moom mi ne nag fas yéene na nag bokk ca Jeux olympiques ya ba tax ne moom mu nar a nekk nag ab yaakaar ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci président fédération sénégalaise bu canoë kayak di Adi Fall mu gis na nag kii di Jean-Pierre Boris am nañu yaakaar ci moom ngir mu indi fi médaille gannaaw ak fanweeri at ak ñett médaille bu mujj bu Sénégal am ci Jeux olympiques ci kii di Amadou Diaba indi woon ko ñu teewlu kii di Adi Fall. Le canoë kayak ci wàllu tradition mën nañu wax ni depuis presque 12 ans j'allais dire depuis 2008 jusqu'à nos jours Sénégal toujours day dem Jeux olympiques Jean-Pierre Boris cette année ci encore mooy demaat ñu ngi ñaan comme ni ñu ko waxee woon sànq du neex du yomb waaye objectif la mooy ñu décrocher en tout cas une médaille. suñu médaille olympique bi nga xam ne moom Amadou Diaba andi Sénégal amagul deuxième médaille ñu boobu tey ñu ngi ci liggéey nag. donc ñu ngi ci objectif boobu xale yi fi mu toll actuellement nii ak seen entraîneurs yi ñu ngi ci un peu partout en Europe ñu ngi ci ay entraînements yu métti normalement dans moins de 10 jours ou 15 jours suñu première délégation yi njëkk dem en tout cas à Tokyo pour dem acclimater wu le canoë kayak actuellement c'est le bloc parce que yooyu yëpp ñu ci jël ak disposition yi avec le comité olympique ak le ministère des sports. kon ci kàddug kii di Adi Fall nekk président bu fédération sénégalaise bu canoë kayak la ñuy ndar képpe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram xam naa di la jox dig daje rek bu 12h jotee ak Birahim Diadji Touré 13h ñu fas yéene si ànd ak El Hadji Mamadou Masou Diop. jaajëf le député du peuple 13h borom salaamaaleykum. incha allah 13h. à 13h man ak yow Adama. waaw maa yow Adama incha allah. tout comme ak Pape Mante. Adama ko incha allah yow. ay ñu jàll si pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen a kaay xëy fësal lay doon ndax El Hadji Ahmed Aïdara. Sénégal ban politicien ngay gëm looloo ma jaaxal critique yéene kaay ne Macky Sall day sangoo na mburoog soow ma de Macky Sall nee na Idrissa Seck mi ne ponse bi day neex na ponse ba neex na le témoin yéene kaay ne même bu dee sax am na ci ay jafe-jafe yoo xam ne kon ni mi ko woon nañ ko ci ay militants yoo xam ne ci Ndakaaru njaay gel joob gi lée lañ leen remarqué di leen yóbbu benn rëkk ñaari gaar waaw jàpp leen ne train ba de autorail mburoog soow daal dina yegg na kon ca gaar ba ak ndam lu rëy Walfadjri ne dama ne la am na ci ay militants Pastef ak yu parti démocratique sénégalais waaw yoo xam ne ay ne ñu bokk ci nguur gi la ñoo leen doon dóor mar di taal dama ne la ba gaañ leen laa la wax way Samba waaw yéene kaa gi ne waaye Idrissa Seck mi ne waaw nëbb na waa APR de orange ba démb saf na fa de l'info yéene kaa ne waaye moom Idrissa Seck moomee ñëwul waa Idrissa fan la ne Macky Sall day da ko doon xaramal laaste moom Macky Sall moomee ca Thiès waaw nee na gis nga mburoog soow mi le neex na te Gloria dana dikk ne ko fa lu cax way Samba waaye Idi ñëwul woon waaw boog soo bi di ne orange baak marron bees ba waaw ma nga mel ni tulleeg ma la démb laa la wax Macky Sall nag daal dinay xalamal mburoog soow mi le te ne Gloria dana ñëw na kon daal di renforcer waa kan mooy Gloria président ba day daal dinay neexal nag yàq na étudiant yo terangal na leen yéen nekk ca ISEP bu Thiès ak ca jam ñaajo yéene kaa gi ne mais ay jàmmaarloo amoon na day diggante opposition bi lée ak nervi waaw am na ci ñaar ñoo xam ne kon am nañu ay gaañu-gaañu de ak ñoo xam ne kon teg nañ leen loxo ay laay la la yéene kaa gi ne inauguration ISEP roogee ci teewaayu Cheikh Oumar Anne la day ministre enseignement supérieur waaw sursaane diggante étudiant yooye ak Macky waaw comme mburoog soow de dama ne lu ci tolloo juróomi milliards daal dinañ koy génne def ko nag ngir wàllum construction matériel ci wàllum apprentissage galo ISEP bu jam ñaajo bi de Cheikh Oumar Anne fa jaar ministre enseignement supérieur sursaane waaye gis nga mobilisation ba day Abdoulaye Dieye waaw daal dinay wane boppam de waa jadee la mu mobiliser waaw waa Thiès nee nañu lii beetuñu ci Abdoulaye Dieye mais day dimbali nit ñi di def social ku moo nga ñëw critique yéene kaay ne Habib Niang tamit mobilisé na de grand place ne waaye ma lay Diop waaw mu doog soow ba dee boo leen dajalee ma lay Diop da leen a daan dama ne la président Macky Sall kon daa kontaan ba daal di koy woo mu yéeg ca otom libération yéene kaay ne Macky Sall daal dina xam le ne Gloria dana ñëw toftalu ca mburoog soow ba tribune yéene kaay ne waaye Macky Sall day dem na Thiès de ba ñibbi waaw waaye nag na ko leer ne waa këram yi nga xam ne ñoom la fa bàyyi noo ne xiiroo ngaayoo xotee ko jubóowuñu la fa bàyyi te amul woon temps sax moom Macky Sall daal di leen dajale ñu toog daal
di kon waxtaan ña nga xootee ku ba mara day taali laa la wax gars yi ànduñu te li koy mandargaal mooy démb la guerre des pancartes diggante waa réew mi lée ak waa APR ba ci mouvement yi nga xam ne dañoo bokk ca moo ku ca nekk yaa ngi naan sa waay la waaye xanaa da ngaa fàtte ñu ànd ak Talla Sylla dama ne la Macky Sall ña ànd ak moom ca Thiès yëpp booloowuñ nekkuñu benn de déedéet mouvement yeeg waa APR waa réew mi waa kër Talla Sylla ñeeng patati patata réew mi ko di yéene waa parti politique yi ni muy doxee léegi ci Sénégal day doy na waar leader yi daal ay xalif politique lañ xalif politique xam nga ci wàllu diine ji xalif généraux yi waaw am na organisation bu fi kii jóge